19h30 ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki dina bokk ci commission nationale bu recensement des votes mu ñeel nag li nga xam ne moom moo di résultat provisoire yi jàppale ni lu ni mel daal nañ koy jukkil askan wu Sénégal mu mel ni nag coalition présidentielle bi di Benno Bokk Yaakaar ma nga ca kaw am lu tul tolloog juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay sièges Yewwi Askan Wi toll ci topp ci ak juróom fukk ak juróom benn ci ay sièges Wallu am ñaar fukk ak ñeent Aar Sénégal itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di les serviteurs bokk gis-gis am ci lu tolloog benn siège daañu ko gën a faram-fàccee mu mel ni itam intercoalition Yewwi Askan Wi nag di naqarlu bu baax a baax lankal wi nga xam ne lankal nañu leen ko ngir rek ñu daal di yër li nga xam ne moom moo di procès verbaux yi nag lu ni mel doon loo xamante ni daal nañ koy ñaawlu fa mu xewee bokk na ca diwaan bu département bu Matam Kanel Podor ak itam Ranérou di ngeen dégg kàddu yi nga xam ne moom Déthié Fall daal dina koy yëkkati fa nga xam ne moom moo di ca tribunal bu Ndakaaru niki tey ji ci suba fukk ak benn ci ay agent yu quotidien national bu Le Soleil ñi nga xam ne nag daal nañ leen teg loxo niki tey ginnaaw itam aw ndaje ak way taskatu xibaar yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal ñoom itam ñu ngi ñaalu baax baax lépp lu soxal seen ak nekkin ca barabu liggéeykaay boobee ndax itam ti ba tey tànk la ñu nemmeeku seen digganteeg directeur général ba moom Yakham Mbaye daañu waxtaanee lépp lu ñeel wàllu làmb ci jotaay yu xibaar yu lee làmb bi nga xam ne moom moo nar a dox ci diggante Gris Bordeaux ak itam Balla Gaye 2 juróom-ñaari fan ci weeru août bi nga xam ne itam moom la ñu dëkkmal mu doon combat boo xamante ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di amateurs yi yàkkamti nañu ko bu ñu sukkandikoo ci chroniqueur de lutte bile di Iba Kane di xam ne rek ne jël dina am faaw ci ñaar ñooñee nga xam ne nag namoonte woon nañu ci li nga xam ne moom moo di wàllu làmb mbokk yi tënk yaa ngoog bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko na nga xam ne itam noonu la ñu ko junjee woon jàppale ne commission nationale bu recensement des votes daal nay addu ci li nga xam ne nag moom moo di résultat provisoire yi ñeel élection législative yi nga xam ne nag moom la ñu génn jàppale ni coalition présidentielle bi di Benno Bokk Yaakaar ma nga ca kaw am ci lu tolloog juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay sièges Yewwi Askan Wi topp ci am ci lu tolloog juróom fukk ak juróom benn ci ay sièges Wallu ñaar fukk ak ñeent Aar Sénégal ak itam les serviteurs boo ko gis-gis am ku ci nekk benn siège lu ni mel nag ñu ngi ko rek daal di fësal ni ki tey ji ci ngoon bi juróomi waxtu passé xam ngeen ne kenn koo xamante ni boobu ak léegi mi ngi ànd ak ñun ci li nga xam ne nag moom moo di édition spéciale bi di professeur Penda Mbow di historienne moom itam daañu amal ak moom waxtaan bàyyiwaat la nga nuyoog xam naa ne day nekk mbokku téléspectateurs yi ñuy doog a dab. waa Ken Cheikh maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu seen téléspectateurs yi di nuyu Sénégal yëpp nag. di am mbégte. ci peuple sénégalais. jërëjëf résultat yi nga xam ne moo soxal résultat provisoire yi nga xam ne moom lañ proclamé sa gis-gis ci loolu lan lay doon ci jamono yi. waa résultat yi man bettuma trop ndax lu mat ñetti fan a ngi nii. chiffres yi mooy circuler. ni chiffres yi circuler nag. noonu la génnee daanaka mu wan ne nag dafa am benn équilibre tey bu am ci assemblée nationale. parce que nag buñ ko xoolee ba mu xool ko bu baax. coalition gouvernementale bi nga xam ne amoon na doole trop ci assemblée nationale tey daanaka mën naa ni yeggul sax ci genn wàllu député yi ndax bu ñuy wax juróom-ñetti fukk ak ñaar la am. ñu jël ñeneen ñi nga xam ne bu ñu leen boolee muy coalition Wallu ànd ak intercoalition Wallu ak Yewwi Askan Wi. ñoom it bu ñu boolee li ñu am mi ngi toll ci juróom-ñetti fukki député. ñeneen ñett ñi ku nekk am benn député. kon nag mu mel ni tey assemblée nationale dafa am li tubaab di tuddee bipolarité. maanaam ñaari force yoo xam ne nii ay force yoo xam ne dañu xaw a yemamaay moo am ci biir assemblée loolu dana indi coppite bu bari ci biir assemblée nationale. comme lan comme tey vrai débat day mën a am ci assemblée. négociation day mën a am ci assemblée parce que kenn mënatul jël benn décision boo xam ne nii danga naan man maay député président bi wala ñun ñoo am doole dañuy passer suñu décision. dana war a mën a am tamit. ay ñoo xam ne dinañ mën a contrôler action gouvernementale bi man gis naa ni mën na nekk vraiment amélioration ci assemblée ni muy doxee boobu ba léegi ma gisati tamit ci lenn dafa am moo de ne diaspora bi dañu
ñi nekk ci diaspora bi trop dem ci côté opposition bi. loolu itam am na jàngat buñ ci war a mën a def. ma gis nag ñett ñi nga xam ni sànq Souleymane mi ngi koy expliquer. mooy aar coalition bokk gis-gis. ak coalition serviteur ku nekk am nga benn député boo xam ne nii. sa benn député bi. war na mën a jur lu bari parce que war na mën a dem dans un sens ou dans un autre am lu muy peser ci balance bi man gis naa ni tey jii. bu ñu fekkente ni doxal nañu ni ñu ko war a doxale rek ku nekk liggéey li nga war a liggéey avancé lay war a mën a doon ci démocratie Sénégal. ci démocratie bu Sénégal ñu nam li nga xam ne moom moo di ay coppite ginnaaw itam élection législative yi ñi nga xam ne jot nañ ñoo xayma ne war nañ mën a taxawal askan wi ca pencum ndaw réew ma ndax loolu nga doon xaar. waaw man li ma doon xaar daal moo dene tey assemblée nationale. mu am renouvellement bi nag. ci li ñuy gis am na ñoo xam ne xañ na nekkoon nañu député dinañ dellu si waaye am na ñu bees ñu bari ñuy ñëw. nekk ay ndaw man nee naa tey assemblée nationale ndaw yi ñoo ko jël. jeunesse bi dëgg-dëgg. am nañ ci présence te buñ ko xoolee nag ba analyser ko ba ci biir dinañ gis ne xale yi tey seen taxawaay nekk na taxawaay bu dëgër ci biir assemblée. ma gisee tamit ci lenn tamit am na ci lii ma gis ni jigéen ñi dinañ ci bari danañu am amélioration. même ki nga xam ne moo jiite coalition Benno jigéen la d'accord ma nag ci ni ko journaliste yi di waxe naan ko monsieur Aminata Touré bu yeboo nag ñu xam ni plus ñuy gën a dem ci réew mi jigéen ñi seen taxawaay dana gën a am doole dana gën a mën a nekk te gis nga lii ma gis nii par exemple nga xam ni il faut faire mauvaise fortune ngi encore mooy coalition Yewwi ñoom seen listu naka lañ koy waxeeti seen listu suppléants yi moo génn. mais bu fekkente ni suppléants yi dañu ànd ak ñi nga xam ne ñoo waroon nekk titulaire liggéey li xew assemblée dafay nekk tamit beneen plus boo xam ne nii xaaruñu ko ci woon. mu nekk ci parce que itam day fekk ne nekkul député bi rek day ñëw def li muy def mais day nekk député bi day am gannaaw goo xam ne nii day nekk ci moom di ànd ak moom di liggéey. mën nañu gis daal lu bari war na mën a andi soppeeku ci nekkin bi. léegi. kenn dootul nekkati ni maay burju bum mi waaye dana am li nga xam ne moom la ñuy xaar ci assemblée mooy waxtaan. d'accord mooy déggoo. mooy tamit ku nekk la nga war a def ak rôle ba nga war a def pour peuple sénégalais. rapidement lenn ci loo xamante ni itam gis nañ ko ci way politique yi li ñu dippee guerre des chiffres donte commission bi daal dinay baaxee askan wi yenn ci résultat provisoire yi ginnaaw itam jiital ki moo topp kee ci topp yaakaaroo ne mënees naa jur lënt ci réew mi. man de ba tey rek may rafet njort. li tax may rafet njort mooy bu ñu demee xaj na ba conseil constitutionnel ku nekk indi sa li nga xam ne mooy sa naqar wala li la neexul conseil constitutionnel dana ko càmbar. d'accord seet ko. te xanaa bu boobaa bu ñu génnee li nga xam ne moom lañ ciy gis ak proposition yi ñuy def xaj na dana mën a dal xelu ñëpp. d'accord man de li may ñaan mooy. ñoom nañu déggoo. arrivé xam ne lii am tey Sénégal mosu fi am te kenn xaaru ko woon. lépp loo gis rek na nga ci jëlee njëriñ. pour mu jariñ Sénégal. bu ñu nekk nag gisuma loo xam ne nii war na tey mën a bloquer assemblée nationale bi. mais gis naa ni bu ñu waxtaanee ba déggoo luy mën a jëmale kanam Sénégal lay doon. jërëjëf merci beaucoup. merci ñu di ko jaajëfal bu baax a baax pour di fàttali itam li nga xam ne moom moo di conseil constitutionnel dina daal di biral ni ki ëllëg incha allah yemook aljuma moom professeur Penda Mbow la ñu doon dalal di historienne mu ñeel jàngatam ci li nga xam ne rek moom moo di résultat yi nga xam ne commission bi daal dina koy rek daal di baaxee askan wu Sénégal ginnaaw bi itam nga xam ne commission bi daal nay jukkee intercoalition Yewwi Wallu jamono yi nag aw complot la ñu rek daal di addu ginnaaw itam ba ñu leen lànkale la ñu bëggoon a yër mu ñeel li nga xam ne moom moo di procès verbaux yi nag ca département yu Matam Kanel Podor ak itam Ranérou ni ki tey ji ci suba doxantu nañu fa nga xam ne nag moom moo di ca tribunal bu Ndakaaru ngir wax la nga xam ne ab métit la ci ñoom Alxasan Ba moo fa teewaloon télévision Futur Média ñu seetaan reportage. mandataire national bu Yewwi Askan Wi li mu wax dafa leer. duñu nangu benn yoon lii nga xamante ni jàpp nañ ne nguur gi mu ngi koy waajal mooy foqati li nga xamante ni moom la Sénégalais yi def mooy wooteel leen tey ci suba commission bi def leen lankal ne duñu ubbiwaat beneen yoon kees yi nga xamante ni ñoom ñoo am PV yu département Matam Podor Kanel ak Ranérou. mu ni loolu du ko def duñu may ñu ubbi kees yi duñu may ñu def liggéey boobu démb am na luñ ci jot a def mën nu joxaat tey. ñu ni ko mais loolu tegoo ko fenn parce que loi bi wax la et lan moo leen war a yóbbu tey ngeen convoqué
la presse à 17h pour joxe ay résultats provisoires alors que am ngeen ba suba minuit donc loolu lépp di wane rek commande bi nga xam ni moom la état bi nekk pour mën a rapprocher wu de la majorité parce que quel que soit Alpha du am 83 députés. buñ sukkandikoo ci Déthié Fall amul lenn li fi yàqamti ba tax na commission nationale bi bëgg a génne résultats yi ci alxamis ki waaye jàpp na ni ñoom dafa fekk ni jël nañ seen dogal ba noppi te li ni mel du dëgg du yoon. luñ fa génne engagé wul coalition bi parce que droit wu ubbi kees yi xool kees yi droit boobu loi bi moo ñu ko jox te tey jii nii refusé ñu ko na ko Sénégalais yi xam raison yi mooy démb def nañu loolu tey jii nii mënuñu mayaat ñu def loolu alors que ñoom doonoo war publier ñu xamal leen ni démb ubbi nañu moo tax ñu xam ni doonoo war a gën a ubbi d'autant plus que démb bi ñu defee exercice bi gis nañ ci ay irrégularité gis nañ ay bureau de vote yi nga xam ni kenn signé wul. ginnaaw lu ëpp waxtu li ñu def ci bureau commission nationale bu recensement des votes moom Déthié Fall ak i ñooñam di dellu te jotuñu am li nga xamante ni moom la ñu bëggoon ñuy fàttali ne important dispositif sécuritaire moom lañ nemmeeku ci tribunal bu Ndakaaru. mbokk yi bokk na ci mu leen doon junj sànq bi ñu door yële jotaayu xibaar jàpp leen lim bi toll nañ ci fukk ak benn ci ay agent yu quotidien national bi lee di Le Soleil ñoom ñooñee jàpp leen ne nag way takk der yi ñoom ñoo leen teg yoxoo ginnaaw nag seen ak jano ak way taskatu xibaar yi nga xam ne nag bëggoon nañ koo amal ngir wax li nga xam ne moom moo di seen ak nekkin ci barabu liggéeykaay boobee nga xam ne nag moom la ñu nekk seen ak seen yelleef ak itam ñàkk déggoo yi nga xam ne itam am na seen digganteeg directeur général wi di Yakham Mbaye ginnaaw bi itam Aminata Mbaré Sow moo ci dikkaat ak ñun ci aw tënk. lii nii mu ngi xewee ci quotidien national Le Soleil ay journalistes ak i techniciens la ñu teg loxo ginnaaw bi ñu amalee ab conférence de presse ci seeni bërëb liggéeykaay boobule. mbir mi ni mel li ko waral mooy ñàkk déggoo gi am diggante liggéeykat yi ak kii di seen jiit Yakham Mbaye ñoom liggéeykat yi ñu ne dañuy ñaawlu doxalinam. dem nañ fële di OFNAC ñi nga xam ne ni ñooy saytu lépp luy enrichissement illicite enrichissement illicite corruption concussion lépp lu laal ci yooyu dem nañ fa kalaame kii di Yakham Mbaye ndax duñ toog aussi ba affaire bi daanu suñ kaw ñu naan xamoon nañ ko ñun nag duñ doon ay gune xamoon nañ ko ay mag yi xamoon nañ ko waaye duñ doon ay ndaw xamoon nañ ko de ndaw yi waxoon nañ ko la ñu doon yóbbu nañ kalaame Yakham Mbaye fële di OFNAC te fépp foo xam ne nii ñuy saytu alalu askan wi nekk nañ fa di ko saytu dinañ fa yóbbu lettre kalaame Yakham Mbaye dinañ ko yóbbu aussi ci procureur de la république kalaame ko. tey jile ñu fas yéene banque seen yoxo nii ñu solo ba pare tamit déclaré non grata yenn ci ay collaborateur directeur général bi leen. ku ci mel ni Amadou Gaye Ndiaye mooy directeur général adjoint ku ci mel ni madame Mbaye moom bu Yakham bëggee dara moom lay woo ci affaire yu koppar ak yooyu mooy calculer congé yeeg yooyu ku ci mel ni Daouda Mané ci rédaction bi lii moom c'est un béni oui le DG a dit Yakham a dit directeur de la rédaction Daouda Mané ku ci mel ni Chérif Thiam ñeent ñi à partir de tey aaye nañ leen Soleil. ci nouvelle yi ñu mujjee am jàpp nañ ne fukk ak benn ay agent la ñu teg loxo xamal nañ ñu ne tamit agent yooyu le ñu ngi leen doon déglu ca commissariat bu Thiong. jërëjëf Aminata Mbaré Sow mbokk yi ñu wax itam ci li neen mu di min na daan doole yi nga xam ne nag yenn saay dañuy faral di leen néewal doole ci rek makkaan yi nga xam ne dañ moom la ñuy liggéeyee wala bokk ñu leen di sàqu lu ni mel itam day am ba nuppi ñoom ci seen bopp des ci tekkaaral wa nga xam ne moom la ñu nekk yenn saay la koy waral bokk na ñu am ku ñu leen dimbali wala bokk bu ñu waxee la ñuy dund ñu daal di leen dàq tax na itam aw kuréel boo xamante ni nag ñu ngi tudd centre de recherche d'action ak itam li nga xam ne moom moo di sur les droits socio-économiques ak itam culturels taxaw dem ne lu ni mel faaw rek ñu daal di koy dakkal ndax itam ak yelleefu ñi nga xam ne ñoom ñoo di min daan doole ñu daal di leen koy jox ginnaaw bi Habib Faye Thierno Laurent Mendy ñoo dem sekkoon ak ñoom waxtaan baat ak tontu ñu seetaan.
xëy takk sa sër dem daani sa doole doona tut benn yoon lu yomb mu nekk liggéey goo xamante ne ni ñoom ñii lañ cee daj nettali ko jafe na moo xam dañ leen di violer ca fa ñuy liggéeyi léeg-léeg ñu leen di làmbaatu dem sax ba di leen di sàkku bileeg mbir ëlëb lool xelub waa CRADEX ñi jóg fippu yombatul parce que dañu nekk sur des gens ñi nga xam ni bépp li nga xam ni parcelle de pouvoir la nga abusé si bu ñu jël bi nga xam ni au moins sa ëpp na 400 ça concerne 518 travailleuses domestiques yi nga xam ni enquêté nañ ko si Dakar 98,10% yi subir nañu violence muy ay taux yu doy waar yu nga xam ni bépp sénégalais war na la interpeller. gannaaw ñoom ba ñu defee ab l'enquête jëmale ko ca ñoom la ñu gis moo di juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci téeméer goo jël te fa ñuy liggéeyee mës nañ leen faa sàkku baa ñu xoqatal leen fa fii ci biir Dakar waral na itam bu leen dalee lim gi ña koy boole néew na lool. travailleuses domestiques yi aussi nañu am fierté xam ni travailleuses lañu avant tout liggéey moo leen fa yóbbu dans parmi ces cas 87% yi yëpp kenn du ko dénoncé. rond-point Liberté 6 fii bëri na lool ay jigéen ñi fi ñëw di toog di am yaakaar am liggéey Cheikh Ahmadou Bamba Diakhaté moom courtier la jël seen défense teg si di ñaax waajur yi ñu xippi xool. actuellement nii vacances dafa jot da ngay gis xale bu dëkk ba Touba wala Koumpentoum jël ay bagages am un bon moment ñëw Dakar te du fi am fu mu wàcc bu boobaa moom day indil boppam problème indil ñun ñi nga xam ne problème la. 5000 francs te 5000 francs yooyu Serigne Touba man li may wax ñu ci mindaan da ngay gis sax kenn ni la léegi fii laa nekk kaay mu wutal la liggéey am na ay mbokk am na ay maire yoo xam ne dañu ñëw ni sama doom la ñuy yóbbu te kenn du xam fu ko yóbbu. la ñuy dund ca kër patron yi léeg-léeg ñu menacé leen sàkku leen wala sax ñu leen day xoqatal ñu ci bëri seen i méttiti xol ci suuf la ñu koy dund doonte sax salaire ga ñuy am lu tuut la te mun nañ cee faj seen i aajo. Habib Faye jàppal ne atum 1997 la ñu taxawal lu ni mel mu di marché wu Kermel donte jafe-jafe ya nag ma nga ne fa combay bokk na ci lu ñeel wàllu calte gi ak itam ñàkkum kaaraange tax na itam comité ba fa nag bëgg ci la jamono nag aw ndimbal bàyyee ko ci ñi nga xam ne nag ñoom la ñu dénk Ndakaaru dem ca ñoom ngir rek lépp lu soxal itam doxali na ko boobule marché ñu mën koo amal. Balla Sall moom mooy njiit bu boobule comité ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mariam Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye. bu tawee fii nekk ci biti sax moo gën a neex ak nekk ci biir depuis nag biñ ko defaree ba pare la seen am na ay magasin yoo xam ni borom seeni borom dañoo mujj di daj di wut yeneen charpente ñëw di ko liggéeyaat marché bi nañ ko liggéey baaxul donc il fallait que ñun marché bi ñu jëlal ko charge ñu jëlal ko suñu bopp liñ ci doon dimbali nag mooy mairie bi di ñu subventionné est-ce que comprendre nga mairie bi chaque 3 mois wala 4 mois mu yëkkati lu am doole mu subventionné ko comité bi bu ko defee ñu mën a renforcer ñiy bale parce que ñun léegi suñu kattan mu ngi yem ci ñetti balekat ñaari raxaskat ICG moom mbalit bi rek la yóbbu moom boo ko indee ci dépôt am mu yóbbu ko boo ko indil ci dépôt am bu ñëwee fekk foo dara day dem yoonam suñ ñu joxee ay agent municipal agent mairie ñooñu ñaari fan la ñuy ñëw toog ñetti fan nooy def donc il fallait que ñu ngémb di liggéeyal sunu bopp mais nag ngémb volontaire di liggéey te liggéey bu àndul ak dara paas sax doo ko ci am bu yàggee nit ñi dañuy daw bàyyi la man rek nga fiy fekk maa ngi nii de. ñu taxaw ci leneen mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di wàllu alam gi ci la jamono doon na loo xamante ni warees na ko mën a bàyyi xel bu baax a baax rawatina la nga xam ne itam mënees na ko séntu ci li nga xam ne nag moom moo di waax yi ci la jamono itam lépp lu ñeel wàllu exploitation bu pétrole bi ak itam gaz wi lenn ci loo xamante ni war nañ koo mën a dànkaafu di aw jàngat boo xamante ni nag Lex Africa moom moo amal lu ni mel waxaat itam ci njëriñ bi nga xam ne am na ko lan lañ war a mën a def ba daal di jëmmal lu ni mel ni ki tey jii suba lañ doon amal ak jano way taskatu xibaar yi Fatou Bintou Konté ak Pape Sangone Mbaye ci reportage. ba ñu découvrir li nga xam ne moom moo di pétrole fii ci Sénégal la ñu tourné nag di saytu li nga xam ne moom moo di impact bu mu fas yéene am ci environnement bi nii ba tax ni projet GTA bi ñuy wax jugement de grande tortue indien ñu taxawal benn étude d'impact environnemental pour xool ban njeexital lay am ci yaax gi. ñu xool naka la ñuy fexe ba impact environnementaux ak sociaux yi war a am ñu fexe ba comprendre lan la pour mën ci teel a jóg mu bañ ñu gaañ donc rapport bi day wane yan xeetu risque
moom moo am ci biir. ñu seetlu ni étude boobu nga xam ne def nañ ko ci impact environnemental ak social bi découverte pétrole bi di am risques yu bëri nag am na ci. risques yoo xam ne ni ay risques environnementaux risques socio-économiques et cetera risques sécuritaires yooyu yëpp génn na ci rapport li ñu xam ne ni loolu la ñuy prévoir pour risques yooyu ñu def li ñu war a def pour mu bañ a am wala pour bu fekkee dina am ñu fexe ba du gaañ nit ñi wala bu fekkee ne dafay gaañ nit ñi. yan xeetu compensation la ñu war a jël jox ko population yi. Sénégal taxawal benn plan de gestion environnementale ngir nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi buñ ci am yàqu-yàqule gu bari. loolu nag état daf ci am taxawaay bu am solo boo xamante ni tàmbale na ci réviser cadre réglementaire yi tàmbalee teg ay jumtuwaay tey jii Sénégal xam na tey lépp lu mu am ci ay matuwaay ci wàllu ay barrage moyens de lutte. pollution bu amoon tey jumtuwaay yooyu yëpp état teg na ko tey jii ba nga xamante ni loolu lépp bu amoon tey dinañ ko mën a fànq ci nu mu gën a gaawee. résultat études yooyu nag danañ ko yóbbu ci ba askan wi nga xam ne ñoom la étude bi concerné te impact bi ci ñoom lañ koy gën a faral di nemmeeku mu di pêcheurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Guet Ndar. Bintu ñu dem ca diwaan bu Linguère rawatina nag arrondissement bu Yang-Yang foofee itam def kéem kattan bëgg na ñoŋal lépp lu soxal wàllu meññanteef rawatina li nga xam ne nag moom mooy bàyyeekoo ci li nga xam ne nag moom moo di jur gi mu mel ni itam bu ñu sukkandikoo ci benn ceebu association boo xamante ni taxaw temb ngir daal di amal développement intégré ak itam durable nag jàpp ne lu li mel bu anto lépp lu soxal ñàkkum xëyu ndaw ñi mënees naa wàññeeku diwaan bu Linguère ak la ko wër Mamadou Moustapha Ndiaye. ngir dimbale ñiy yëngu ci wàllu càmm bañ mën a dem ak seen bopp rawatina lu jëm ci wàllu xontuk jur gi ADID ak i partenaire am dañoo amal ab forum ci arrondissement bu Yang-Yang ngir waxtaanee lu jëm ci wàllu mbayum ñax. gis na kon war nañu seet yan variété ñoom ñoo gën a kii nga xam ne mën nga ko béy mu ànd ak ndoxu nawet bi bu nga xamante ne bu nawet bi wàcce nga góob ko denc muy lu mel ne ñebe fourrage lu mel ne sorgho lu mel ne yeneen. loolu nag moo tax ñu ñëw fii tey def fi lancement bi def restitution bi après def lancement bi pour que ñu mën a jox nit ñi semence nga xam ne loolu la gouvernement bi bëgg loolu la ministre de l'élevage bëgg mais loolu la éleveurs yi ci seen bopp bëgg. njiital ADID jàpp ne mbayum ñax dina dimbale way sàmm yi ba ñu mën a dundal seeni jur ngir bañ a yegg lii di seeraayu xont bi. gis nañu ñaari jàngat bi corona bi amee ak bi guerre àddina bi amee gis nañu aliment mu ngi gën a compliqué. te dafay dépendre yenn saay ci bitim réew kon que li ñu waxoon nañu fexe maîtriser suñu dund jur ñu gis nag kon war nañu ñaax nit ñi pour que ñu def culture fourragère. sous-préfet bu Yang-Yang dolli si ne mbayum ñax dina xettali ñi nga xam ne ñoo di sàmm yi bañ mën a dimbale seen bopp ba noppi moytandiku lii di màngaan. mais bëgg nañ daal fexe ba loolu ñu yaatal ko ba nga xamante ni li ci njiitu réew mi soxla. muy jafe-jafe yi jur gi am ñu mën ko dakkal fexe ba nit ñi am lu doy ci culture fourragère nga xam ne bis bu ñax bi jeexee rek ñoom du tere jur gi am lu ñu lekk ñi doon jéggaani dem ba fii ba dolli fii ba Saalum ak waaloog yooyu ñu ci ëpp mën a toog waaye fexe ba aussi jigéen ñi nga xam tamit ñu ngi ciy sonn mu mën a nekk activité économique maanaam ñu am ñu ciy jël di jaay di mën a yóbbu seen kër. sàmmkat ak seeni partenaire fas yéene booloo doon benn ngir mbayum ñax ñëpp soobu si. ginnaaw diwaan bu Linguère mbokk yi Taïba Ndiaye ak itam Chérif Lo bu ngeen ko déggee xel yi dem ca diwaan bu Tivaouane foofee nag autorité ya fa jàpp ne nag ñenn ci xale yi dañ leen a xaw a bàyyi ginnaaw tax na itam lépp lu ñeel ñàkkum xëyma am fa doole tey ji la jamono taxaw nañ temb ngir daal di leen di tàllal loxo dimbali leen ci yenn ci activité yoo xamante ni bu ñu ko amalee dinañ mën a am loo xamante ni dees na ko mën a def seen ak gafaga Cheikh Anta Diop ak Silatir diwaan bu Thiès ak la ko wër. di ay ndaw yu jógee ci diggante Taïba Ndiaye ak Chérif Lo nekk ci département bu Tivaouane toll nañ ci juróom-benn fukk ak benn ñu tànn leen ngir ay projet yoo xamante ni am nañu ko jëmale ko ci wàllu mbay mi yaram jur ak lu jëm ci wàllu entrepreneuriat ndaw ñi tey jii de ay agripreneur lañ leen duppee ñu ñëwoon fii ci réseau fii producteurs yi ak baykat yi di daje ñu doon leen fi tàggat. donc lépp li nga xamante ne nañ fexe ba nga xamante ne jeune bi bu delloo vraiment xam-xam yooyu mu am dina ko mën a appliquer dina am koo xam ne day nekk ci wetam. koo xamante ne professionnel la ci liggéey bi di ko mën a jàppale di ko tette
ak koo xamante ne affaire entreprise moom mooy xarañam ñu nekk en relation avec suñu collègue Agri Jeunes ñu nga xamante ne partenariat boo xamante ne mu ngi xaw a yàgg léegi. chef d'antenne nord projet bi di Agri Jeunes nee na lu toll ci junniy ndaw de la ñu fas yéenee tàggat financé leen ci ab diir bu gàtt jox leen ay jumtukaay ñu mën cee amum xëy. am na ci ñoo xam ne jot nañ financement am na ci ñoo xam ne sax ñu ngi leen di suivre ñu ngi mettre en œuvre seen i activités am na ci ñoo xam ne aussi. ay jeunes en formation insertion ñoo xam ne ñu ngi préparé pour que ñoom ñu jot rapidement xam naa balaa yàgg dinañ jot seen financement ñoom pour mën a démarrer seen activité. Mamadou Lamine Mbaye ci ndaw ñooñu la bokk jóge ci Taïba Ndiaye. li nga nekk ci biodiversité mi ngi fële ci parc éolien ñoom dañoo ñëw di protéger environnement bu Taïba Ndiaye ba bépp jeune boo xamante ne rek nekk nga ci chômage wala jeune boo xamante ne am ngay difficulté pour trouver un emploi yàlla mën na la suturaal ba nga gis ci loo jàpp ba mën a suturaal sa bopp suturaal sa famille. ndaw ñi nee nañu lii de lu baax la te projet yu mel ni war nañ koo dajal ci réew mi yépp ndax ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi toog defuñu dara ñu mën a am ci luñ yëngoo. mbokk yi tàggat yaram ñu waxtaanee wàllu làmb xam ngeen ne juróom-ñaari fan ci weeru uw yi nga xam ne nag moom la ñu nekk Balla Gaye 2 Gris Bordeaux faaw rek ñu laale doon combat boo xamante ni nag ñi koy xaar ci ay amateur bëri na bu ñu sukkandikoo ci kii nga xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu làmb moom Iba Kane la mu xamle mu di mu yéex mu gaaw lu mu yàgg-yàgg faaw rek jël am lu mu njortu la reportage bu Cheikh Sadbou Diarra. Balla Gaye 2 Gris Bordeaux doon na combat bu am solo ci ñaari mbër yi ñetteeli Tigre de Fass bu ñàkkoon ci lamb bu njëkk bi di ki ñuy gën a xaar ngir mu jël revanche am dakkal juróom-ñaari at yu mu toog amul ndam. Gris Bordeaux gëj na bëre depuis 2018 ñeenti at bëri woo takkoo sa ngéem bi ñeenti at ñu nga ne yaay troisième Tigre de Fass am na ñoo xam ne d'accord ñu ba léegi ne yaay troisième Tigre de Fass parce que mënoo nekk troisième Tigre de Fass depuis 2015 amoo victoire. si 25 ans de carrière nga am si 11 victoires seulement loolu dafa ndaw trop pour ki nga xam ne tey nee nañu moom moo war a remplacer Mbaye Guèye wala Tafa Gueye ñoom Mame Gorgui Ndiaye ainsi de suite donc Gris Bordeaux même buy bàyyi bakkanam ci biir géew bi dafa war a génn ak ndam mu andi forme physique bu baax andi bëre parce que bëre mooy daan Balla Gaye 2 andi bagarre parce que bagarre moo mën a jeexal tamit combat bi parce que si bagarre nga mën a diminuer sa adversaire pour mën a am ndam. Balla Gaye 2 bi jóge ci défaite digganteem ak Bombardier war a def lépp ngir. bañ a tegle li nu mel. fan sa mi amal na leen benn bor bi mooy lan wane ne daan bi ma Bombardier daanoon erreur la ñëwaat na en super forme donc combat la boo xam ne tey dafa war a gagné. Balla Gaye 2 bi ma gisee si open press bi Balla Gaye 2 bu bëgg ñëw corriger ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux bu bëgg ñëw jeexal combat bi bu bëgg ñëw wane na képp ku nga xam ne suuloon na ko def na erreur. ci noonu ñu dëgmal combat bu narul yomb. ci kenn day am bagarre combat bi parce que situation ñaari mbëri moo ko laaj favori Balla Gaye 2 fi mu jógee ak forme mu àndoon contre Bombardier mënoo ko jox favori moo tax dama ne ñoom ñaar il part à sens égal combat bi ku nekk mun a daan sa morom li ñuy ñaan daal mooy mu am jël. ndaxam Balla Gaye 2 dafay amaat ndam wala Gris Bordeaux dafay jël revanche am lu ci mën a nekk daal mooy ku ci am défaite dibéer bi di nga indi njàqare ci sa avenir. Cheikh Sadbou tontu li juróom-ñaari fan képp dong lay leer xas-xasloo nañ faaw rek ñu daal di laale mbokk ñi waxtu yëkkati jotaay jot na léegi-léegi des leen ak rédaction bu télévision Futur Média xibaar yi ci kàllaamay français man itam ma jox leen daje ci yeneen di jotaay fii ci télévision Futur Média wooy leen di des ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm